asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki làmbaay mbokki salaam làmbaay yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci groupe bi di leen dalal jàmm di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun di jaajëfal mbooleem membre yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir groupe bi yépp di rafetlu liggéey bi ni muy doxee di nuyu sunu président Serigne Khadim ak ñi nga xam ne ñoo yore groupe communication bi yëpp ak membre yëpp ñu ngi leen di ziare ak membre bureau bi ñu ngi leen di ziare ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam tey ñu ànd leen ci seen émission Lambaye en question Lambaye en question nag comme niñ ko baaxoo xamee rek di dalal mbooleem autorités yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi wala personnage yi nga xam ne ràññeeku nañ lool ci la ñuy yëngatu foofu ci gox bi wala ci fuñ mën a nekk. waaye nag te développement wu Lambaye ak yokkuteem yitteel leen tey nag ñu am gan gu mag goo xam ne yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté wala jaratu ko Lambaye bépp xam nañ ko di doomu Lambaye ñu koy wax honorable Yankhoba Diouf sëñ Yankhoba moom la ñu war a àndal tey ci Lambaye en question xam naa ne dañ koy daal di jaajëfal gannaaw ba mu nangoo wuyu suñu tey ci sunu panel bi ngir ñu war a seq ak moom benn waxtaan boo xam ne mu ngi aju ci Lambaye danañu expliquer ci biir waxtaan wi mboolem question yi nga xam ne waajaloon nañ ko ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre tamit képp ku ci am question bu bàyyee ba mu def exposé waxtaan bi ba pare mën na ñëw laaj ay question yi nga xam ne danañ ko soxla ñaar ba ñett te mu bañ a bari te tënku waaye buy ñaan ñi ngi ñaan rek bu tàmbalee waxtaan wi ñu mayee ba nga xam ne àggale na ñu door a def li nga xam ne mooy vocal voilà ñu ngi jaajëfal ñëpp te di leen jéggulu seen mbokk la seen xarit seen frère Ibrahima Khalil Ndiaye moo nekk ci présentation bi jërë ngeen jëf kon sëñ Yankhoba gannaaw ba ñu la nuyoo di la ziyaare di la jaajëfal comme ni ma ko waxee léegi rek di laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram ak sa njaboot yëpp xam naa ne kon ni nga xam ne noonu lañ baaxoo def ci mbooleem ndaje parce que yow moom yaakaar naa ne présenté la jaratu ko ci ndaje wala Lambaye yëpp xam nañ la waaye nag aada ji moom mooy ñu jéem la xam rek ndaxte des fois nit mën na fàtte te xam léegi li ci yitte mooy ndaw yi nga xam ne dañoo nekk ci gox bi te fas yéene def carrière politique comme ni nga ko defee ndax ñu ngi fàttali ne député woon nga ci jamono député PDS nekk nga tamit président conseil rural bu Lambaye muy PCR bu Lambaye loolu nag di liggéey boo xam ne du lu yomb moo taxit ñu bëggoon nga ñëw xam le ñu kan mooy sëñ Yankhoba barabu fi nga ganee àdduna ak sam njàng fan la toll sa tënkal ñu tuuti rek sa jaar-jaar ci wàllu politique ba agsi fii tey. asalaamaaleykum waa groupe Salam maa ngi leen nuyu tàmbalee nuyu bi nga xam ne mu gën a rafet nag teg ko ci loxo président Khadim Ndiaye mu joxal ma ko mboolem ku nekk ci groupe bi di nuyu ndax ku dañuy wax ku lim juum waaye ñi nga xam ne déjà xas naa ci jokkoo ak ñoom déjà muy ku mel ni sëñ Khalil mi ak son kii Ndiaye nga xam ne jot nañ ci jokkoonte jot nañ jokkoo ci barab beneen bu waa maa ngi nuyu daal mais bàyyiwuma kenn ku nekk ci biir ku ci ne maa lay jox cër bi nga xam ne moom nga am di la màggal di rafetlu itam bu baax a baax a baax li nga xam ne moo am toog seen xel nekk ci man pour ngeen waxtaan ak man jokk ak man ci Lambaye parce que nit ki moom képp koo ci la mu bëgg rek daf la war a sant ndax da ngeen ma woo ci li ma bëgg ndax Lambaye moom képp koo xam ne kii yaa nga ca wala yaa ngi ci lu koy doxal soo ma ci invité rek invité nga ma ci li nga xam ne moom ma gënal bon léegi nag comme ni nga ko waxee rek ci départ bi jaar-jaar yi moom man Lambaye laa dëkk su ma yóbbee Lambaye laa juddoo màgge fa jànge fa bi dem feneen day tam yokk xam-xam jote it dem naa
liggéey bi mu jotee liggéey ndax jàng naa fa mais bi ma fi jógee itam def naa ay formation yu bari naa ay formation yoo xam ne yii permettre na moom wax dëgg yàlla ma am expérience benn bi ci àdduna ba tax ni ma taxawee ma mën ko ni taxawee ndax def naa formation ak ay ORANA organisme de recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine ñu defal ma formation ma jógee ci ba ma liggéey si ñoom ba jógee si ISRA Institut sénégalais de recherche agricole ñoom itam defaat naa ak ñoom ay kii yu am solo liggéey fa ay quelque temps yóbbul fi ay Kumbidja ay Got ay partout daal un peu partout dans le Sénégal fépp foo xam ne fi ay unité d'expérimentation presque am dem naa fa bi ñu si jógee itam la yàlla def nag fi nga xam ne moo gën a nekk sama kii nag muy avec les Américains USAID itam def naa ci formation boo xam ne bii ñi doon def formation bi Sénégal laa ko defee nag dafa yu ma ko gëful mais ñi ma ko doon defal ñoom ñoo jógewoon Amérique Université de Michigan ñoo duñ ko defal fii bi ba ñu paree dem formation bi mu jeexee ñu jël ma liggéeyal leen di ñu xam ne moo taxoon ñu doon def kii yëpp bon loolu mu doon ay jaar-jaar yoo xam ne yàlla yuñ jaar lañu ñu dellu si waat ci li nga xam ne nag mooy sama carrière politique man ci PDS laa bokk formateur laa ji commissaire politique laa ci dem naa ba nekk sax superviseur am yàlla yi def na itam par le biais du PDS ñoo nekk président communauté rurale Lambaye jóge fii nekk premier vice président conseil régional Diourbel mujj cumulé naa vice président gi ak it député à l'Assemblée bi yàlla defee loolu itam régime bi jeex te loolu jeexit teewul maa ngi continuer ba léegi tey jii parce que tey maa ngi nekk ci conseil départemental de Bambey comme conseiller d'ailleurs maay président commission agriculture élevage ak pêche mais conseil rural astafurlah mairie Lambaye bi nga xam ne bi tam fi laa dëkk maa ngi fi nekk comme conseiller maanaam loolu daal mën naa ko wax ci sama carrière ba leen lu ma ci waaj laaj itam man incha allah fas naa ko ci leeral. jërëjëf Serigne Yakhouba ci présentation bu am solo boobu noonu ñun tamit ñu ngi lay delloo njukkal ci wuyu si gi nga ñëw wuyu si donte ni nga ko waxee mooy lépp loo xam ne intérêt commune bu Lambaye la wala goxu Lambaye yépp da nga ciy kontaan da nga ko wuy si jaar-jaar bi am na solo loolu rek lañ ci jublu woon pour ñu jànge ci ndaw yi nga xam ne tey jii ñu ngi nekk ci gox bi jaar ci paa yooyu ba mën a àgg fi nga xam ne fa nga àgg tey jii macha allah yal na la yàlla gën a dëgëral gën laa taxawal xam naa ne ci parcours boobu noonu muy bi nga nekkee PCR muy président conseil rural bu Lambaye foofu li ma fiy laaj rek xanaa ñu commencé ko mooy bëgg nañoo xam ñu ba dañuy dégg li ñuy wax acte 2 acte 3 de la décentralisation nga xam ne acte 3 bi moom lañ mujj def ñu jëlee ci PCR yi def ko ay commune maanaam communauté rurale yi ñu daal di koy def ay commune loolu bëggoon nañoo xam différence boobu noonu entre PCR ak commune wala conseil rural ak commune lañ bëggoon a xam lan mooy différence boobu noonu pour ñu gën ko mën a xam. waaw maanaam comment dirais-je communauté rurale ak commune xëy na ci ni mu doxee nii xëy na tur bi rek moo xaw a am tuuti que fi am na nag lu ñu dolli si communes yi bi nga xëy def ñu acte 3 de la décentralisation bi maanaam élargir nañu un peu domaine de compétence yi parce que dolli nañ ci lu mel ni hydraulique parce que hydraulique c'est que daanañu ci intervenir communauté rurale daanañu ci intervenir mais dootu na compétence transférée agriculture itam moom itam fi ñu toll nii daanañu ci intervenir mais nag dootul compétence transférée donc loolu yëpp dafa doon loo xam ne lii dolli ko waat nañu commune yi mais presque boo xoolee li nga xam ne moom la prérogative yi nga xam ne moom la communauté rurale amoon même kii moom la commune am sinon man jaaree ci yooyu bon am itam man defar local bi
bi nga xam ne parce que acte 3 de la décentralisation bi mën na permettre communes yi ñu mën a am mën a jël ay nit comme li nga gis nii tey Lambaye gis ko dans d'autres kii nga xam ne maire bi mën na am directeur de cabinet mën na am ay comment dire attaché de cabinet ak yeneen daal am na daal y a presque personne boo xam ne bii au moins y a 5 à 6 personnes yoo xam ne yi maire bi na ko jël tey itam bu fekkee ne par exemple maire yi nga xam ne mag yi rek comme les maires de ville yooyu mën nañ dem ba jël sax loo xam ne di presque 100 personnes yoo xam ne dañuy embauché alors que auparavant communauté rurale mënu woon loolu parce que ñun d'ailleurs secrétaire yi daan askan wi ñu daan am sax état bi moo ñu ko daan envoyé mais yow mënoon a jël nit di ko fay ci donc bon ak plan de décentralisation bi daal xaw na yokk na marge de manœuvre bu collectivité locale yi daal. jërëjëf honorable ci question bi wala ci tontu loolu mën nañoo wax ne kon daal commune moom moo gën a ëpp ay domaine de compétence bu ñu koy wax mooy man-man wala sañ-sañam daanaka mën nañu wax ne moo ko ëpp ci li nga xam ne moom mooy li ñuy wax conseil rural bi ci main d'œuvre locale bi it ci la gën a fës maanaam nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël ñuy liggéey ci biir commune bi bu jëkkoon daan limité wu te du bari ndax domaine de compétence yooyu nga wax ba boole ci wàllu hydraulique ndax mën nañoo gën a xam domaine de compétence su commune bi nga xam ne moom moo nekk tey ci commune yëpp rawante na commune u Lambaye ñu xam commune bi lan mooy ay domaine de compétence am. bon am na santé ci compétence commune bi ci la bokk éducation sport ak culture yooyu itam ci la bokk habitat ak domaine yooyu yëpp daal ci ay compétence la yoo xam ne dañu ak kii environnement loolu yëpp ay compétence la yoo xam ne dañu ko transféré woon commune rurale yi waaye bi ñu dikkaate avec commune yi dañu ci dolliwaat nag encore lu mel ni hydraulique lu mel ni agriculture mais teewul commune rurale dañu daa intervenir parce que boo ko seetaan tey par exemple commune rurale yu bari li ñu liggéey ci affaire hydraulique ndox presque liggéeyuñ ci yeneen domaines yi waaw. jërëjëf honorable kon daal mën nañu wax ne li ñuy wax acte 3 li ñuy wax muy état centre muy état bi dafa jël ci lenn ci ay pouvoir am wala ay compétence am daal di ko transférer au niveau local maanaam ci gox bi nga xam ne ñoom ñooy jëlal seen bopp lenn ci seeni mën-mën ak seeni doxalinu gox comme ni nga ko tuddee lu mel ni éducation ak santé agriculture environnement yooyu yëpp ak yeneen yoo xam ne tudd nga ko waaye buñ doon xayma tey ci sa gis-gis en tant que acteur ndax mën nañu wax ne acte 3 réalisé na wala atteindre na objectif yi mu amoon ci transférer maanaam état bi transférer ses compétences vers les élus locaux ndax loolu mën nañu wax ne acte 3 réalisé na ko ci sa xayma boo doon xool di gis di jàngat li nga xam ne moo nekk ci terrain parce que dañuy faral di wax daanaka lu ci bëree suñu maire yi amuñu mën-mën ci li nga xam ne par rapport seen budget attanul yu bëree bëri état la ñuy xaar ci domaine yu bëree bëri yow boo doon xool ci sa bët ndax acte 3 àgg na fa nga xam ne foofu lañ ko doon séentu. xam nga acte 3 de la décentralisation bi ñu koy préparé bon li ma mën a wax mooy tout est politique c'est politique de telle sorte qu'on a très mal préparé le dossier. Il a très mal préparé parce que acte 3 de la décentralisation quoi qu'on dise amoon nañu ci yaakaar bu baax d'après li ñu ci waxoon mais sa mise en œuvre moo posé problème parce que je me rappelle ki nga xam ne tey moom mooy initiateur bi sinon mooy moom daal moo jur acte 3 de la décentralisation muy le ministre bi ki ne ko ministre de la justice kii Fall waaye maa ngi fàttali tur bi waa jooju mësuñ ko invité à Bambey ci benn débat d'orientation
mais posé nañu ko ay question ci acte 3 de la décentralisation Ismaïla Madior Fall posé nañu ko ay question ci acte 3 de la décentralisation te moom c'est le géniteur mais moom dafa dem ba ne affaire bi moom ci boppam wax ko à Bambey ne am na ci loo xam ne lii pare guñ ci kon mënu guñ ci kii donc acte bi dañ ko mettre en œuvre alors que li ci war ak li nga xam ne moo war a nekk ci biir lépp boole ñu ko ci parce que dafa war na am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne yu am solo la mais malheureusement loolu amul maa ngi parce que tey dans les normes boo xoolee tey li waroon dugg lépp nga xam ne dafay nekk ay recettes de fonctionnement yoo xam ne yi ay recettes yu war a jóge nga xam ne dañuy ñëw fekk dolli ko ci fonds de dotation yi ak fonds de concours yi état bi indi dafa aman yeneen fonds yoo xam ne dafa war a ñëw parce que waxuma la impôt li ñuy wax taxe rurale bi impôt taxe boobu dafa war a am mais dafa am yeneen ki yoo xam ne patente yi daf ci war a ñëw dolli ko et puis même dafa am ay contributions yoo xam ne c'est des contributions foncières ci propriété yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk loolu lépp dañoo waxoon ne dafay war a dugg ci biir amoon na itam ay impôts yoo xam ne day jógee ci maanaam jurisprudence maanaam ku ñu atte ba teg la benn amende collectivité locale ba nga xam ne fa nga dëkk normalement loolu daf ci am loo xam ne dañu koy verser bon am na pas mal daal de kii yoo xam ne yi yu ñu war a mën a amee dara parce que voirie bi muy yoon wi ñi nga xam ne tali bi ñu ciy daw si yoon bu fa jaar comme ni clando yeeg oto yeeg yow bu dee dëkk bu mag la kuy dugg ak kuy génn ak transport en commun yëpp dañu war a fay ay commune loolu lépp dafa war a dugg ci biir bon fourrière yi itam loo xam ne dafa war a ñëw ci commune bi la am na y a beaucoup de revenus yoo xam ne da war a ndikk ci commune bi mais sa mise en œuvre pose problème parce que tey boo gisee ma jox la fi nga xam ne moo nu gën a jege di Lambaye Gàdd Bisik mais commune bi moo waroon taxaw négocier lan la war a am ak par rapport ak ñi nga xam li ñu fay exploiter bu yóbbu mais ñoom ñoo seet benn somme proposé ko commune bi te somme loolu ñu wax moo dem te loolu warul demee noonu parce que soo dee xoolee ci taxe yi ñun maanaam commune bi moo war a fixer kii bi li ñu war a fay taxe bi. merci honorable li nga wax noonu leer na wane na ne daal acte 3 bari na ay côté yoo xam ne daf ca lajj lool par rapport ak idée bi wala la taxoon xalaat bi taxoon ñu teg ko mooy fexe ba soqali gox yi wala soqali Sénégal wala développement wu Sénégal waaye jaarale ko ci à la base maanaam commencé ko ci niveau local mu màgg ndax jàpp nañ ne développement Sénégal mënul am ndaredu dafa commencé ci fi gën a suufe ci muy ci gox yi muy à la base loolu moo taxoon ñu teg domaine boobu nga xam ne communes yi danañ am pouvoir maanaam ci côté finance nga xam ne danañ am ay mën-mën am ay ressources am foo xam ne dañ fay mën a jële pour mën a def politique boobu nga xam ne moom mooy ay politique bi nga xam ne moom la war a doxal ci gox bi ndax politique boobu loxoy neen du ko def léegi problème bi mooy li ñuy am akas néew lu ci mel ni gox yi nga xam ne dañoo sori muy comme ay Lambaye yeeg yeneen communes yi nga xam ne bokkut ak communes yu mag yi comme ay Dakar ak Thiès ak yooyu noonu nga xam ne ñoom seen revenu yu bariwul ñoom dañuy am problème fay seeni fonctionnaire sax yi nga xam ne ñooñu nga tudd na ñoom ñooy liggéey ci biir dañuy am problème fay leen seeni salaire waxumaa nag di def yeneeni investissement kon nga xam ne mën nañoo wax ne ñoom seen budget presque boo ko doon xayma la ca ëpp ci fonctionnement la jëm waaye du mën a dem ci investissement ci wàllu développement comme ni nga ko tuddee. léegi honorable gannaaw loolu muy taxaw seetlu boobu ñu def ci diggante commune bi ak conseil rural bi ak manquement yi nga xam ne am na ci du ñàkk ne xëy na am nay avantage muy commune bi muy fexe ba communaliser conseil rural ñu communaliser ko ñàkkul am nay avantage waaye tey bu ma doon delluwaat ginnaaw tuuti ci jamono yi nga nekkee président du conseil rural bu Lambaye
xam naa ne du neex a tënk parce que bari na ay réalisation yu fi am waaye ndax mën nañ nga ñëw dellu si waatal tuuti rek ci réalisation yooyu nga xam ne def nga ko foofu noonu ci commune bi wala ci conseil rural bi ci jamono boobu noonu. justement loolu nga wax ni moo am parce que nit ñi presque dañuy consommer parce que li état bi diggoon lépp dafa li ñu waxoon lépp tënk ko ci document yi nga xam ne mooy kiiw extrait de la recette mais dara da ciy jegeñu parce que su may moo ne les recettes yi nga xam ne moom la léegi communes yi am mais mooy équivalent sur li nga xam ne moom la commune rurale yi doon am à moins li ci dolliku mooy on a un peu à cette fonds de dotation bi ak fonds de concours moom ngaa yi xaw nañu ko yokk tuuti mais sinon fi ñu daan fi commune rurale yi daan ute xaalis rek fa lañ ko uti su fekkente ne par exemple nekkuloo président boo xam ne bii wala maire boo xam ne bii da nga xereñ wala nga am jot pour sa commune pour nga am résultat dina jafe parce que li ma wax ne pour nga am jot sa commune mooy mën a jóg nga xam ne yow soo xëyee presque 24 heures sur 24 wala boog au moins la moitié de ton temps yaa ngi koy yaa ngi ci ay investigation wut ay partenaire bind dugg fii dem ñaan ay audience fii dugg foo yaakaar ne rek dara tam mën fa génn rek loo xam ne li jariñ ko fi nga nekk ci loolu soo ko deful tu risques de ne pas avoir des résultats yoo xam ne yu si mën a wax la te loolu ñu bari mu mais parce que commune du question rek da ngay xaar état bi wala les recettes yu ndaw yi génn ci marché bi 25 000 francs wala 30 000 francs par jeudi wala nga dem jël fële ki bon ak fu mu mën a doon dama ji comme Lambaye la ñu gën a miin rek parfois dama ci jël ay exemple mais c'est presque li Lambaye di dund moom la ñu bare communes yu bari dund su fekkee ne loolu da nga yaakaar wala fourrière dig nga kii wala jaay ay terrain ay dagg ay suuf di ko kii bon yooyu yëpp su fekkee ne moom doo nga yaakaar mais pour nga am résultat ce sera très difficile xanaa nga taxaw rek di xaal sa doxu fonds de dotation dig wala fonds de concours dig nga xam ne loolu c'est l'état état bi moo koy joxe loolu moo indi tey jii fi ñu séntu woon acte 3 de la décentralisation ñu am ci vraiment déception boo xam ne bi bu mag a mag parce que dañu waxoon ne li tax sax ñu doon wax main d'œuvre locale boobu parce que il était prévu que dafa bari ay sources ñu war na amee xaalis dafa bari woon ay sources on pensait que benn commune war nga mën a gérer commune rurale yi nii mën nga dem ba gérer sax ay 700 à 800 millions par rapport ak li nga xam ne moom la ñu waxoon mais dara taxaw ci te man li ma lay wax nii lu leer la parfois les maires ont des problèmes des problèmes pour même mën a faire face à seen kii seen tey waaw dina ci am lu mu mën a wax nii rek ci réalisation yi parce que li nga xam ne moom laa jëkk a seetlu sax pour ma def ko mooy dem ba ñu ma installé immédiatement comme ni ñu daan def auparavant nga xam ne président commune rurale bi day ñëw le jeudi wala ab lundi ñëw signé ay extrait de naissance wala yu demee noonu rek ay bulletin de naissance yu demee noonu rek daal di demaat bon ak ki nga xam ne loolu laa jëkk indi defar ay bureau yoo xam defar maçon mu defaral ma ay bureau ma wut ay foot yëpp li ci war a am ko ci pour que chaque jour affaire bi mën a ubbi bureau yi nekk di commencer di fonctionner effectivement loolu mu bëggoon yàlla fekk na ma si mais réalisation bi nga xam ne moom laa ci topp mooy affaire u CM bu Lambaye bi parce que boobu promettre nañu ne mën ngeen am CM ay enseignants mais nag pour que leen amee ba matériel la amaguñu ko loolu moom def naa ci loo xam ne di vraiment ci li ma gën a neex si la bokk parce que man maa dem ba ministère de l'éducation nationale boobu Kansou Mbali Ndiaye moo nekk ministre heureusement nag sama position may na ma mën a gisee vraiment ñi ma bëgg a gisante au sein de l'État Kansou Mbali bi ma demee boole ma Omar Sarr bu Touba waxuma Omar Sarr Dakar Omar Sarr Touba moo nekkan CT1 moo nekkan conseil technique numéro 1 bu Kansou Mbali ñu demee moom boole ma benn directeur du matériel bi mu ne ma li fi am daal mooy ay matériel réformé boobu Lambaye amul CM bi ñu ngi ko war a ubbi mais amuñu ab 16 sax amuñu ko matériel réformé man maa yi ci kaw ministère bi fa mujj soo demee lépp ay matériel yoo xam ne dañ ko réformé mu ne ma xoolal loo fa bëgg ma dem armoire table chaise fauteuil lu ma xool de baax na rek kii CM bi ma coché ko bi ñu noppee ma wax ko mu ñëw def inventaire lépp dafa benn këfin pour
ñu defoon benn bordereau de livraison pour ñu jox ma ko ma wat fay ay booy ay 7500 ñëw lépp ma sarse ko ci ñëw mu ñëwee ci laa mën a principal mën a am bureau mën a am fu mu toog ak ay armoire weñ yi nga seen yëpp yooyu man dañ ma ko may gratuitement à Dakar ma jël ko indi ko loolu ci la sem bi mën a commencé fonctionner ma dagg magasin yi nekk arrondissement ma dagg ko ay classe defal ci bureau principal ba nga xam ne moo nekk yoonu mexe yoo ci fa table ba nekk foofu ma defaraat ko pour que ñu mën a am ab 6e boo xam ne bii day ba nekk fii ba te yàlla indi fii nii loolu moom vraiment ci réalisation yi la. nit ku nekk itam am na loo xam ne lii yàlla moo la ci gunge parce que li ñuy wax rek laa kenn ku ne sa yéene ak sa pexe rek yàlla ci moo la ci dimbali mais sax du xëy na am na yoo xam ne def nañu ko fi ak jaar nañu yoo xam ne itam sax suñu njàmbaar wala yooyu mais yàlla moo ko baaxee rek parce que avec le PNIR vraiment dëkk yi ma yóbbu ndox bare na soo xoolee par exemple avec le PNIR ci laa yóbbu Njaar Ngaat Nganjal Keeneen ci lay yóbbu Daaru Njaay Mbusu Sanc ay Kër Pocce Grâce Mbusu ci lay yóbbu ay Ceeno ay fële de comment dire Ceeno Lobet Mbalmbi Ngaan bon presque daal suma boo ne ci laa yóbbu dëkk yu bare ndox effectivement avec le PNIR aussi fexe naa ba clôturer ci école Lambaye boobu nga xam ne moo fi nekk xam naa problème yi nga xam ne dañuy récupérer ceeb xam dégg nañu sama intervention à la rajo ba ma menacé pour fermer l'école de ceeb far benn programme bu ñuy wax pare benn programme banque mondiale la dégg sama wax ci rajo bi ñu ñëw keroog bu ñu ñëw woo ma waaw man nag sous-préfet ak ñu ànd dem ceeb bi ñu visité classe yi moom woo président parents d'élèves yi ak les chefs de village yi nga xam ne ñoo nekk ceeb bi ñu ñëwee xool ko effectivement tàng bi daar gars yi 18 millions la ñu dégagé pour mën a tàmbali liggéey bi ba finalement ñàkk nañ ci école ceeb bi presque ay 23 millions parce que douze bi kii bi yàqu woon fosse bi yàqu woon defaraat nañ ko defaraat classe yi moderniser waat affaire yi bare ba mu fekk man maa clôturé woon école ceeb bi par le biais de commune rurale daal laa ko ci laa lancé woon cri de détresse boobu nag ba gars yi répondre ci boobu ko fi loolu itam ci vraiment kii samay kii ci la bokk laan bon yoon bi itam wax dëgg yàlla def nañ ci kii ndax yoon bi nga xam ne moo jógee Mbuso dem ba Njaañ loolu moom commune rurale bi moo ko liggéey ak ci xaalisam bon yoon bi nga xam ne moo jógee Ndangal ma ñëw nag kooku c'est l'état sama temps la mais c'est l'état bon forage kii château d'eau bu Mekhe man maa ko def délibération ba liggéey bi pare sama loxo forage yu Njaañ avec comment dire projet kii FIDA itam moom itam ci sama kanam lañ ko maa ko délibéré ba liggéey bi pare du nag sama fond mais man maa doon liggéey ak partenaires yi ba loolu yàlla def mën a nekk daal bon ceeb itam seen château d'eau bi ci sama kanam la maanaam ci la ñuy def li ñu war a def lépp ba ñu tàmbali ko ba liggéey ko ba ñu ndox mi daw lépp loolu ci sama temps la nekk loolu moom amul benn kii bon ensuite bari na daal yoo xam ne yii bon mënu ma fi nekk di ko lim ndax am na ci yoo xam ne yi ndaw yoo xam ne yi centre polyvalent bi fi nekkit ay la yéwén kooku bu ñuy sama temps la mais nag Pape Diouf moo ko fi doon parce que Pape Diouf c'était le ministre de l'agriculture comme il y avait 18 centres yu mel noonu à travers le Sénégal moom Lambaye la dëkk mu def ci benn Lambaye mais nag suma temps la mais daal Pape Diouf wax dëgg Pape Diouf moo ko kii woon waaw. bon côté jigéen ñi itam bari na ay groupement yoo xam ne yii amoon nañu ay financement à hauteur de 30 et quelques millions yoo xam ne yii 37 millions yoo xam ne ñu ko séddale ay groupement am na groupement bu job ñing cepp Ndey Gay Mbadiane Sam Góora bon Lambaye amoon na ñaari groupement ci bénéficié ñoom gàddu càmm ngi maanaam daal 37 millions yoo xam ne yii dañu ko defoon crédit revenu bi loolu it maa ciy dugg di dox di wax ba far ba kenn ku ci ne dañu laa may la nga demee 37 millions yu mujj may ko groupement yi seen biir loolu itam ci vraiment réalisation yi ci la bokkoon daal
bon xam nga am na yoo xam ne yi ça va prendre beaucoup de temps nga nekk fi naan def naa lii tey man un peu damay xaw a gêné wu sax ci may wax li ma def li ma gën a rek damay bàyyi nit ñi rek ñuy juger par rapport ak fi làmbaay tolloon ak bi ma fi jógee ak li ma fekk parce que man bi may jël làmbaay keroog bi may def passation de service 300 000 laa fekk si keesu làmbaay mu nekk benn fonds boo xam ne bi état moo ko alloué woon làmbaay mais 300 000 francs laa fekkoon léegi bi nga xam ne maa ngi def sama passation de service ak Abdou Ndiaye parce que lii may wax ni je parle sous le contrôle de l'état parce que dañuy xam nga sooy def passation de service sa recette waa trésor dañuy envoyé benn kii li nga xam ne moom nga fa am trésor dañ koy envoyé parce que loolu dañ koy boole ci PV bi nga xam ne mooy PV de passation de service bi 93 millions laa bàyyi avec sama résultat yi maanaam li ma liggéey ñi yëpp te du may dem j'ai laissé 93 millions dans les caisses de Lambaye loolu yàlla dimbal na ma ba boobu kii def naa ko ñu fi jógee j'ai laissé 93 millions te 300 000 laa fekkoon te loolu c'est vérifiable parce que PV de passation yaa ngi fi te PV de loo xam ne lii ndax sous-préfet moo koy présider te sous-préfet dafay laaj trésor mu indil yu relevé yi nga xam ne moom la commune de Lambaye am mu tege donc loolu itam jàpp naa ne ab akil daal bon ak yeneen yoo xam ne yi liñ ci jëf nañ ko parce que comme xas dama tudd bëgguma yéen dëkk yi mer ne wax tudd ma seen defin parce que itam tey njeng bala avant may dem fu mel ni njeng ak dëkk yu ndaw yooyu ko wër fexe naa ba am ay partenaires yoo xam ne yii de banque mondiale yoo xam ne yii ñoo ma wax ne naa defar benn projet pour ñu mën ma jàppale ci ndox fekk leneen laa leen bindoon sax pour Lambaye waaye dañu ne loolu ñoom mënuñ ci intervenir mais affaire ndox mënuñ ci intervenir effectivement ma def ñaari projet la ñu may benn bi jeeg laa ko yóbbu ça fait 13 millions et quelques mooy ñeeng li ñu amee ndox ak yooyu yëpp xaalis boobu déjà duggal na ci seen compte ci benn GIE ànd liggéey njeng boobu moom laa leen jox defar projet bi ba yàlla def ñu financé ci ubbi leen compte au CNCH Diourbel defar 13 millions loolu moo ko defee ñu laa ko defee waa Kalom parce que même projet bi moo ma defal benn bu ci nekk 13 millions yoo xam ni dañ ko financé pour loolu ndax bëgguma wax ba noppi tudd ma dëgg ak njeng la defal ak Daaru Njaay yuy daal yi yooyu yëpp dañu am ndox am na ci dëkk yoo xam ni dañu leen xawoon xoj ba ma mujj créer ay village defal leen ñu nekk ay village entier nga xam ne dañuy nekk daal am seen chef de village lu ñuy wootee ñu woo leen lu ñu boole leen ci parce que booba itam loolu itam dafa bokk ci liggéeyu décentralisation fekkee ab dëkk dafa mat village te yàlla def ñu takkal ko ci benn village ñu dem ba xaw a sonn ci yenn yi wuy bi yéeg ak yoon c'est créé yooyu tout cela ay xalaat la yoo xam ne itam da nga koy dundee ak nit ñi loolu daal ci kii la bokk dëkk. jërëjëf président lim bi am na solo bu ma déggee sa wax daal daanaka bu ma doon tënk réalisation yi takku na lim nga ci yenn rek comme bokk na ci réfectionnement wala tabaxaat ay bureau yoo xam ne commune rurale bi soxla woon na ko ci njàpp ndalu Pire muy programme infrastructure rurale bi nga xam ne def na ay taxawaay ci extension maanaam yokk ndox mi yóbbul ko ci dëkk yi nga xam ne amuñu woon ndox ci village yi nga lim yu bare bari financement yi nga xam ne tamit am na ci benn ONG yi jëm ci groupement féminin wala GIE mix yi yooyu am na solo ak li nga xam ne bàyyi nga ko ci kees yi ak la nga fa fekk muy 93 millions yoo fa def maa ngi jégalu 93 millions yoo xam ne yóbbu nga budget bi foofu noonu wala foofu nga loolu nga fa bàyyi kon fekkoon fa 300 000 francs loolu di lu am solo dana baax ñu fàttaliwaat ko léegi xam naa sama question bi ma ciy tegaat mooy junj nga ko léegi muy bokk na ci li téye mairie yu bari ba doxuñu muy dysfonctionnement bi nga xam day am ci mairie yi li ñuy wax cumul de fonction buñ ko waxee mooy ñu tabb la nga nekk maire nga laaj sa mairie ban jox la ko ñu joxaat la gën a ndomba tànk koo xam ne dana jafe lool nga mën a doxal sa liggéeyu maire na nga xam ne noonu la ko warale
bien vrai que xam nañ ne maire bu nekk am nay adjoint premier adjoint deuxième adjoint ba ñu koy jàppale ci liggéeyam ni nga xam ne noonu la ko bëggee waaye loolu rek du doy parce que li ñuy wax partenariat lu ci baree bari maire ci boppam ci carnet d'adresse am moom moo ko mën a amal boppam su fekkee dafa am yeneen fonctionnalité yoo xam ne wala yeneen fonctionnement yoo xam ne daf koy dox wala yeneen liggéey wala yeneen ndomba tànk yoo xam ne daf koy occuper ba tax xelam ak xalaatam du ko mën a joyal ci lépp lu jëm ci développement commune bi ko tànnoon loolu dana indi jafe-jafe yaakaar naa loolu juñu nga ko ci say wax te loolu mooy li nga xam ne moo am partout au Sénégal muy loo xam ne jàpp naa ne état bi wala réew mi war nañoo xoolaat képp koo xam ne tey ji def nañ la maire jox la ndomba tànk ñu bañ laa joxaat yeneen nomination moo xam ministériel la moo xam direction la bu ko defee nga daal di mën a liggéey uniquement pour sa développement wu gox. léegi président xam naa waxtu yi mu ngi dem te temps baa ngi ñuy xoj waaye du ñàkk ci wàllu politique wala ci gestion bi nga doon gérer mairie bi wala conseil rural bi jamono booba ñàkkul amoo ay regret ñàkkul nga am ay regret maanaam loo xam ne bëggoon nga ko def te defuloo ko te nga yéene woon ko sa goxu làmbaay te tey ji bu jamono nekkaatoon ba léegi ngay nekkaat sa loxo loolee noonu da nga ko fexee réaliser ñàkkul nga am ay regret. waaw xam nga li nga wax nii sànq rek ci maire yi pour ñu rek xool leen loolu dafa am solo man dama koy wax toujours man jeune du ma contre kenn du ma jeune vice personne mais dafa am loo xam ne c'est un constat boo xam ne bi képp ko seetlu nga si nga maire su fekkente ni par exemple poste bi mu yor soo ko ne woon li ñu lay fay ci sa poste bi ñu diviser ko par 5 ak sa salaire maire wala ñu diviser ko par sax 10 ak salaire maire lu la gën nga ne la ñuy diviser par 10 moo ma gënal xam nga kon taloo sa mairie parce que sa salaire ak sa am foofu nga ko dépendre de 1 de 2 am na responsabilité yoo xam ne yii ñu jox la ko mu leer na ni kat su fekkee ne remplir ko wala defoo la ci war pour benn décret rek wala benn alarba rek mën nga si wàcc ak mairie boo xam ne bi yow tu as 5 ans devant toi yoo xam ne dañ koy yokk waaye duñ ko wàññi te xas nañu la ko fal ba noppi yaakaar naa ne doo am temps réfléchir comment nga améliorer sa situation localité nan laay def ba béréb sàngam dëkk sàngam ak béréb sàngam ma xam problème yi fa nekk nan nga koy diagnostiquer nan nga ci apporter ay solution non loolu doo ko mën parce que loolu ku mu doon ku ne man mii ak sama moroomu ci yem képp koo xam ne kii dangaa yore ab mairie yore beneen poste boo xam ne bii moo 10 fois plus important que mairie bi ci yow soo rombee arrondissement dugg sa oto ba romb arrondissement leneen nga yaa ngi réfléchir ci sa voyage bi nga war a def wala fi nga service bi nga yoree nan nga ci war a liggéey parce que bu ca liggéey yaa ngi seet sa personnel yaa ngi seet nan sa diggante ak sa ministère yaa ngi seet sa diggante muy ministre muy directeur muy n'importe quoi loolu ngay xool mais Lambaye moom da nga koy fàtte moom Lambaye moom saa yoo liggéey ba tourné alto bay digg ba nga xam ne yaa ngi jubale sam xel nekk ci bon nangam mais amul diggante bi mën a fi réfléchir dañu waxante dëgg loolu ku mu mën a doon it nga fi mënuloo yore poste boo xam ne bii soo ca defee faute ñu dàq la te am importance bu mag a mag nga jël di ko tollale ak Lambaye loolu gars yi duñ ko def moo tax nit ñi nañu seet avant ñu sol koo xam ne kii tey maanaam 24 heures yi su may boone buy tëdd sax day gént comment améliorer la situation de Lambaye parce que mooy li ëpp importance ci moom parce que man su ma toogoon ba bu ma demoon ba loolu ma doon def li tax ma mën ko leen dong la woon parce que man li ma doon def avant may nekk comme président communautaire Lambaye mais président bi ma gënal moo tax tout mon temps dama ko consacré ci communautaire bi mën a bind fu ma war a bind mën a dem ci ku ma war a mën a dem mais su fekkente ne yow par exemple yaa ngi yor li lay xaar donc sa liggéey kenn xamul nu mu toll mënoo fee nekk naan xaaral ma dem dox lii pour Lambaye ma dox fii Lambaye dañu koy wax rek dañu ñëw fii rek di wax la ay pour waaye li ma mën a waat ku ci rom anima fàtte nga Lambaye loolu moom c'est clair. xam naa li nga wax ni itam ci sa dernière question bi la ne bi nga xam ne
ci regretté naa ko ak bon am na regret tuuti mais itam am naa satisfaction parce que Lambaye jëluma koon pour rek nekk président communauté dama ko xoolan sama bopp ba xam ne Lambaye ji toll na foo xam ne fii jàpp naa ne mën naa ci yokk dara parce que loolu lu ma leeroon la moo tax ma soloon sama dàll taalal sama loxo pour jël Lambaye parce que en 96 bi ñuy gagné Lambaye avec le PDS man maa defaroon liste bi mais kenn gisu sama tur kenn gisul woon Pape Diouf ba ma defar liste ba jox ko Pape Diouf daf ma ne waaw léegi soo nu gagné kan moo nekk président communautaire yow nekkoo ci biir nekkuma ci biir ma ne ko ñun ñaar waruñu nekk ci parce que bu ñu jógee dañ yaakaar ne ndomba moo ñu tax a jóg mais nañu fexe yi ba gagné rek suñu gagné ñii ñu encadré leen pour ñu mën def en 96 man maa dressé woon liste bi peut-être biir panel bi am na ñoo xam ne ñi xam fekk nañu loolu la seen papa bokkoon na ci conseil yi laaj leen kan moo defar liste yi maa defaroon liste yi mais dafa woon sama tur waaye bi ma demee ba 2002 xam sama connaissance su ma toll xam possibilité yi ma am xam li ma mën a indi Lambaye laa nag naa tàllal sama loxo pour soxla Lambaye pour li ma mën ma defal ko Lambaye te su ma demoon ba nga xam ne sama pexe jeex na ci Lambaye yàlla xam ne du ma tàllal sama loxo mukk ci àdduna xalaatuma ko parce que man liggéeyal ko rek laa bëgg waaw tey jii nag gis naa li tax ma ne je ne regretté wu ma dara gis naa xale yoo xam ne fii toll man idole lañu ma def dañuy laaj ci ay mat ba xëy ma xam ne kon peut-être li ma liggéeyoon am na ñoo xam ne ñu tey suñu ñëwoon fa la ñuy tàmbalee te loolu am na solo parce que itam toog say doom dégg rek sa liggéey wala lañ ca fekkee bariwul wala ñu fekk ci sax moom te tey jii bu ñu sañoon voie bi nga tracé ci la ñuy aw mais loolu satisfaction mënu ko passé te loolu ay xale yu bare tey ci Lambaye chaque fois dañuy daje man sa apprenti la man sa kii laa dégg nga keroog panelu suñu panelu kii bi dégg nga ñoo xam ne ñu naan tu es mon maître ak yooyu lépp te ñoo ñëpp pourtant yàlla def na am nañu xalaat te mën nañu yor réew mi mën nañu yor Lambaye am nañ si yéene ju ma ci am rek am nañ ci jën toll moo tax loolu itam satisfaction la ci man waaw satisfaction la ci man regret bi nag da nga xam ne moom yéene woon naa ko Lambaye def ma ko am na benn projet boo xam ne bii projet bu mag la américain Abdoulaye Wade moo ko tànnoon pour baax ñu ko ñu waa Lambaye américain ñu bind benn lettre américain yi bind benn lettre président envoyé ko gouverneur yónnee ma ko pour ñu def benn délégation pour ñu def benn kii boo xam ne am ay école am dafa diggante Mekhe ak Lambaye lañu ko war a def ay école yoo xam ne américains yi ñoo koy kii ak benn hôpital quoi benn centre de santé boo xam ne bii tam ñoom ñoo ko doon financé te ñoo ko doon yore mais malheureusement affaire boobu par la suite amul suivi bi nga xam ne moo ci war ba sottiwul waaye loolu moom mooy projet bi nga xam ne moo gën a rëy ci projet yi nga xam ne moom laay amoon yaakaar ko mais malheureusement sottiwul loolu moom c'est un grand regret pour moi waaw. jërëjëf honorable ci tontu yooyu nga xam ne indi nga ko te muy yu am solo xanaa may fàttali mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre rek ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi ci seen émission Lambaye en question ñu dalaloon ci honorable député sëñ Yakhouba Diouf sëñ Yakhouba nit ñu bari ñu ngi may envoyé message ci suuf ku mel ni sëñ Ibrahima Khalil Ndiaye dëkk Mekhe Lambaye Ibrahima Khalil nekk Italie moom def na benn contribution rafetlu liggéey bi ngay def sa taxawaay bi ngay jamono bi nga fi yore mairie bi sa engagement rafetlu na ko question boobu nga tontu it ñëw na ci muy cumul de fonction yi mu naqari ko woon ci mécontentement bi nga xam ne am na ko mu ne nag li muy laajaat bokk na ci mooy fexe ba sunu maire yi liggéey ba nga xam ne maire yi comme ni mu amee à l'extérieur comme fu ci mel ni Italie gi mu nekk nga xam ne da ngay génn ci benn maire dugg ci beneen maire te doo ko xàmmee ndax kenn ku nekk yaa ngay liggéey loolu nag la koy maye engagement la ci sama xalaat ak détermination ak la nga xam ne moom la alali askan wi nga fexe ba kenn ku nekk jot ci lam ca moom mais yemul foofu mooy fexe génn wuti ay partenaires parce que dama jàpp ne
boo xoolee ci gox-goxaat yi li ci gën a sori état la mu fay def des fois mën na fa am lu mu fay def lu mel ni école waaye la ca ëpp ONG yi ñoom ñoo koy def donte état moo leen encadré permettre leen ñu ñëw installé wu fa def fa lañ fa def waaye li ñuy wax émigré yi muy muudu yi tamit gàcce ngaalaama ci seen participation ci développement wu gox-goxaat yi waaye man li nga xam ne moom laay gën a insister mooy nan lañ war a mën a impliquer jeunes yi maanaam fexe ba xiirtal leen jàngal leen li ñuy wax citoyenneté ba nga xam ne ñoom ñooy téye seen loxo ñooy téye seen gox ci seen loxo ba fañ ko war a yóbbu ñu yóbbu ko fa ndax dëgg la depuis 1960 ba léegi Sénégal mu ngi amee jafe-jafe ci wàllu économie sociale te loolu ba léegi sax saafaraagul ndax jàppoo ne tey ëllëgi gox-goxaat yeeg dëkk yi sori yi bu ma ko waxee mooy comme suñu dëkk yi ñu dëkkee ñun wuuteeg taax yi nga xam ne état foofu lay def infrastructure yi nga xam ne mënta ñàkk ndax ñoom ñoo ëpp bang ñooy kaas ñooy génn ci télé ñooy wax ñooy dem ci rajo yi mais bu dee suñu dëkk yi nga xam ne dafa sori est-ce que tey jàppalu ñu ne citoyenneté yi maanaam mouvement yi nga xam ne ñu yëngu ci wàllu citoyenneté ak wàllu développement ndax ñoom jàpp nga ne tey ëllëgi développement wu gox yi lu mel ni Lambaye du ci ñoom lay jóge ndax loolu jàpp nga ne loolu mën na nekk wala déet. waaw d'abord ma tontu nga may ma rek ma tontu ci loolu vraiment Khalil Ndiaye kooku nekk Italie ci li mu wax ci maire Italie ak Europe daal par exemple en général particulièrement c'est-à-dire xam nga nit ko xonq tubaab bi mën nañu ñëw Afrique di ñu nax ñun Afrique di ñu exploité mais ñoom du ñu exploité seen bopp du ñu exploitante du ñu naxante kenn ñi met sa tàllal sa loxo laaj ab mbiri te donc ko nar liggéey malheureusement pour nous nag fii Sénégal li ëpp boo soo jotee tey ñu ne maire nga rek aubaine nga koy def no foo jaar ba lekk noo mën def barki fi te foofu moo tax li ñu gën a laalit ci la bokk li ñu gën a rëy parce que nit ñi ak pal lañ ko def alors que man vision bi ma am ci ab maire mooy yow da ngaa war a taxaw pour liggéeyal nit ñi da nga war a taxaw xool nit ñi li ñu mënul comme jox nañu la doole jox la baat nga fab doole jooju baat boobu employé ko pour lu ñu mën nga def leen ko defal te ci sens bu baax bi mais du parloo jox say xarit tànn ay incompétent doo déglu ñi nga xam ne dañu am xam ñi nga xam ne sax dañu xam dara mën la indil ay idée sax doo leen déglu parce que da nga naan loolu benn tubaab ñi moo ko tubaab bi opposants yi dañuy taxaw lu ñu war a kaas ñu kaas ko mais du tee cër yi ñu leen war a jox ñu jox leen ko di leen laaj di leen déglu parce que mën nga nekk opposant ëpp xalaat fuuf ki nga xam ne ni opposé wu kii mais malheureusement au Sénégal loolu fi am moo tax li nga wax nii ne société civile bi ak mouvement citoyen yi ils ont de beaux jours devant eux parce que ñooñu ñooy mujj affaire bi parce que fi ñu toll bu ñu waxante rek te yàlla tax xam ne politiciens yi perdre nañ seen crédibilité politicien la mais du tee ma nangu ne nit ñi gëmatuñu politiciens yi xam nga loolu moo tax man leen mouvement citoyen yi ak les ñi nga xam ne daal soo apolitique ñoo ëpp chance ëllëg sax ñuy diriger affaire yi te bu ñu ca yeggee nag développement mun na am li tax ma wax la ne bu ñu ca yeggee man développement mën na am xam nga ki nga xam ne dafa politique nit ñi dañu ko doyloo pour mu liggéey mu leer ko ne du question dafa dem di neexal nit ñi wala mu dem di defe nit ñi ba tax mu falu non day liggéey en toute objectivité liggéey nga xam ne yow kon liggéey la tax a jóg da ngay dem liggéey mais tey soo xoolee affaire sax da nga yaakaar ne ñun dañuy avancer tuuti mais malheureusement dañu gën a arrière surtout acte 3 de la décentralisation bi parce que li ma gis ku ma noon xalaat ko ci àdduna man bi ma nekkee président communauté muy man muy sama morom président bu ma doon nag du man dong nag kenn koo xam ne kii ñi mën nga am un marché de plus de 3 millions nga mën ko joxe amul soo ko defee dañ koy rejeter il faut nga def appel d'offre boo xam ne bii dañ koy publier ci ab journal de la place ba ñëpp gis ko parce que coupure boobu day bokk ci PV bi nga xam ne moom dañu joxe affaire yi
nga def ko Soleil wala nga def ko lu mel ni Observateur wala lu mel ni Walfadjri nga xam ne di génne bu set ci nga koy def bu ëppee 3 millions mais aujourd'hui te ngay gis koo xam ne kii day am marché 40 50 millions 13 20 millions nga woo am entrepreneur mën ko jox marché agré te du ci dara lu ci mujj mais yow ki nga xam ne par exemple ab liggéey boo xam ne ñu ngi ko war a liggéey ci yaa nga dégagé 20 millions pour war a liggéey dara te ne waa ji di kat naa fexe ba am ci 5 millions mais entrepreneur bi nga ko jox moom comme jox na la dina ci jox 5 millions moom it day dagg 5 millions te lu fay liggéeyu 10 millions l'état su ko defee commune bi wala alfin bi fay 20 millions te 10 millions la ñu fa def 10 millions la déggu nañ ci ay postes kenn mënu ko woon ci jamono bi fi communauté yi nekkee parce que dafa am ay règles yoo xam ne yii kenn mënu ko jéggi c'était obligatoire def nañ ci ay formation ku nekk président communauté defal nañu ci formation te même soo ko defee trésor duñu la fay par exemple tey ji yow ma nga neex ma jox la benn marché boo xam ne bi dépasse 3 millions nga dem def ko te defuñu ko appel d'offre mais su demee trésor pour ñu fay ko le trésor du ko fay du fay dara parce que gisul coupure de presse bi fi nga ko lifini te itam ñi nga xam ne ñoo doon lifini entreprise yi du ma au moins plus de 3 entreprises 3 le minimum mooy 3 jëm kaw danañu soumissionné suñu ko deful da ngay lancé waat appel d'offre te loolu c'était obligatoire aujourd'hui des marchés de 20 millions gars yi dañu ko joxe agré kenn du yëg conseil sax duñu ko xam kon donc xam nga li ma la ne li ñu jëm ci suñu kanam société civile ñoo ëpp doole parce que politiciens yi décrédibiliser nañ seen bopp ba nga xam ne sincèrement man damay rus sax parfois ne man politicien la moo tax li nga wax dina am de. waaw jërëjëf sëñ Yankhoba ci tontu yi macha allah am na solo lool tabarkàlla macha allah léegi xam naa ne danañu baral question yi pour jëkkanteeg temps bi tuuti na xam naa ne danaa may tuuti ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu tàbbal ci bu doon benn ba ñaari question ba ñett xam naa ne mu ngi bëgg a guddite yitte yeeg ñàkk jot gi dana feeñ ci liggéey boobu kon xam naa ne damay daal di ñëwaat ci comme am na benn société bu ñuy wax Gàdd Basique muy exploité foofu noonu ci Lambaye bëggoon nañoo xam moom ndax sàmmonte nañ ak la nga xam ne moom la war a doxal ci la mu war a fay ak la cay jóge ndax population Lambaye mu ngi ciy gis boppam wala déet. beneen bi mooy beneen question bi ma ciy dolli ma def ko boolewaale ko tontu mooy li ñuy wax état foncier bi nga xam ne daanaka problème la ci Sénégal yëpp ñu ngi koy coow di ko wax te yow en tant que conseil municipal actuellement nii yaakaar naa yaa ngi yore wàllu état wala yaa ngi yore wàllu état foncier yaakaar naa foofu nga nekk ci conseil municipal bi ndax nit ñi foofu noonu amuñu problème mu foncier nga xam ne comme ni mu amee ci yeneen gox yi ndax ñu ngi sàmmonte ak li nga xam ne moom la code foncier bi wax wala déet loolu tamit bëggoon naa nga ñëwaat ci. waaw sëñ affaire kii bi comment dirais-je encore affaire Gàdd Basique bi xam nga du yoon sax nga nekk ci réunion conseil wax ñu adopté dara nga génn sax maanaam di contre loolu mais waxtaan bi rek moo indi loolu ndax man problème mu Gàdd Basique bi moom li nga xam ne moom la ñu leen Aliou man li nga xam ne moom la Gàdd Basique jox di war a jox commune Lambaye man d'accord mu ci man naa ils sont très mal négociés ña toogoon ci négocier parce que négociation ñaare bu fekkee da nga koy def su ñu la ko permettre pour seetati kii laa faral àndal ak ay nit yoo xam ne xam nañu fi ñu teg seen tànk xam nañu ni ñuy jàkkaarloo ak n'importe qui ba fexe ba kenn du leen léser kenn du mën a kii waaye nag boo wutee say parandoo yoo xam ne loo wax ñu ne waaw yooyu ñoom ñëpp la ñuy déglu loo wax ñu ne voilà bu génne rek naan waaw wax nga lii wax nga non 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 àndal ak ñoo xam ne dañuy daal ci seen baat ñu daal ci seen kaddu mën a taxaw défendre comme il le faut Lambaye
mais problème mu garde visite dañ ci ñu ci tax ba ñuy parce que 25 millions la ñuy dugalal Lambaye par année te c'était pas vraiment li nga xam ne moo gënoon li gënoon dëgg la plus de 25 millions sax war nañ ko jox Lambaye mais dañoo waroon mboolem poste de santé yi nekk dans le Lambaye ñu relever plateau bi de façon boo xam ne bii di leen jëfin parce que affaire suuf la affaire phosphate la sunu àll la ñu yóbbu ay milliards la te sunu àll la ñu yóbbu donc war nañu relever plateau médical ba nga xam ne tey jii am na yoo xam ne sax dootoo ko jënd ordonnance ci ñetti ICP yi nga xam ne ñoo nekk muy cepp Lambaye Mekhe ci poste santé yooyu amul normalement war nañu leen renforcer bu baax de un de deux mooy affaire éducation bi war nañu sax garde bi si mën di jël en charge bu école tijji mën di jël en charge problème mu fourniture élèves yi mais ak yeneen yoo xam ne yi parce que man gis naa fële Diourbel commune Ngoye mais commune bu daw mais 50 millions SAID jox la leen SAID di jox par année chaque année dañu leen jox 50 millions te kat bokkut ak école yi ñu leen tabaxal bokkut ak dispensaire yi ñu leen tabaxal bokkut ak képp koo xam ne problème bu fa am boo xam ne bii ci commune Ngoye gars yi dañuy SAID dañuy génn seen xaalis dugal ko ci seen loxo mais ñun amuñu loolu fii te ils sont très très mal négocié lu moom sama kii moom sa Ndiaye affaire garde bi si moom mu metti nañu moom. pour affaire foncier bi comme li ma wax rek li am Lambaye dañuy jël rajo yi di wax mais li am Lambaye gën a garaaw li am fu ne ci àdduna parce que di dagg suuf soo xam ne si amul délibération parce que délibération bi ñuy def dañoo defoon une délibération globale. xëy ñëw ne kat afaam ñuy ñaani kër nga xam ne te lii yoon mooy képp ku bëgg kër da nga war a def demande soo defee demande soit nga jaare ko chef de village wala nga ñëw déposé ko secrétariat commune bi su ko defee bu yooyu demande yi yëpp dajee ñu woote une réunion boo xam ne bii wane ne am na ñoo xam ne ñu bëgg nañu ko su ko defee commission domaniale bi ñoom ñooy dem seet ñi ñaan waxtaan ak chef du village yi est-ce que fi ñu ñaan fu su war a maye la est-ce que li ñuy ñaan du alal jàmbur est-ce que lii mën na indi problème est-ce que lii mën na ba xam ne am nañu données yi ñu soxla yëpp su ko defee ñu dikk def seen rapport ne ah lii kat su ko defee ñu xam ne bu ñuy dagg coow du am su ko defee nag ñu soog a woo conseil bi su conseil bi dikkee ji ne dëkk sangam diw dafay ñaan dëkk sangam diw daf nga xam ne dañuy nommément def benn PV boo xam ne bi képp ku war a am kër ci at bi saw tur da ca nekk ak la nga ñaan bu dee ni loo nga ñaan ñu ne 1 lot bu dee ni 2 lot nga ñaan bu dee ni benn parcelle nga ñaan bu dee ni 2 parcelles nga ñaan waaye loo ñaan rek dañu ko war a def si defuñ bi mais loolu ñun defuñu ko fi toll yi dagg nañu man li ñu def mosuma ko ci nekk ab commission bu taxaw ci ab ci àll bi di dagg àll toolu jàmbur dagg nga jógee fa leen dikk ne man daa bëgg ñaari loo waaye man kat mënu maa fay tey def ñu lay lebal mais ça c'est grave c'est extrêmement grave te loolu am na ren man ci commission domaniale bu Lambaye bi ci laa bokk ñi war a dagg kër yi mais kenn mësuma convoqué parce que man loolu du ma ko fekkee parce que histoire de ko di dire parce que képp ku fi toog ëllëg su la neexee lii ñu def lépp nga annulé ko parce que dara légalu ci benn citoyen waxuma la conseiller waaye ab citoyen simple tey jii mën na bind conseil d'état ñu annulé li ñu def lépp parce que amul benn fondement juridique man li ma wax la leer nañ la parce que amul délibération parce que délibération dañoo war a lim ña ca PV délibération bi dañoo war a lim ña ca ñaan ñëpp wax conseiller ko fekkee jour bi ñu ko def muy kii délibération bi su ko defee jëbal ko sous préfet bi nga xam ne mooy représentant de l'état mu xool ndax lii jub na wala jubut su jubee mu def cachet approuvé ko mu am numéro d'approbation am numéro de délibération loolu mooy tax mu valable mais li ñu def nii dara valable ci man maa la wax te li ñu dagg ci suufal Bawol sépp dagg nañ ko diggante Mekhe Lambaye mënatu fi am tufli foo tufli amu fi Mekhe dem nañ ba jéggi ko ba dem ci tool yoo xam ne ci ngoogam la bokk ba seeni ñooñu dañoo mujj fekk poto ya buddi ko sànni ba sous-préfet dafa mujj leen yem leen fi ngeen war a yem yéen a ngi dem ci fu ngeen war a dem diggante Lambaye Njaxab mënatoo fi am foo tufli daanaka su ma ne àll Bawol buñ tey ñii bu ñu mayeen ab lycée ñun ab lycée bu ñu ko mayeen foofu mais du kenn xamul fu ñu ko defee parce que àll bépp dagg nañ ko sans tenir compte que dañoo war a bàyyi espace public xam ne école dafa war a am du Lambaye rek moo war a am école wala ceeb rek moo war a am école mais am na dëkk yoo xam ne dañoo war a am ay école am na diggante yoo xam ne dañoo war a am ay école loolu yëpp jëm tenir ñu ci compte ay dispensaire ak yooyu yëpp ak centre de santé tey bu ñu ko doon joxe tey centre de santé bi moom mënut a nekk diggante Mekhe ak Lambaye
centre de santé bi mënut a nekk diggante Ñaxab ak Lambaye ak ba kër ngay egg fële dëkk ba Njawriñ amul foo xam ne fii centre de santé xañ fi ba kër ngay dem ceeb presque bu fekkee jël nañu ci àll boobu ba côté Mbadiane loo xam ne di kenn xamu nu mu toll donc xam nga dañuy def sans tenir compte ci xalaat loolu moom affaire foncier moom am nañu ci problème yow. jërëjëf président ci tontu yooyu affaire foncier am nañ ci problème loolu nag xam naa ne interpellé na ñi nga xam ne ñoom ñoo yore gestion wu foncier bi nga xam ne moo nekk foofu noonu ci Lambaye xam naa damay daal di ñëw ci sunu dernière question yi rek parce que fi mu toll nii xam naa waxtu wi ñu xaajaloon pour ñu def ci émission bi mat na. question yi xam naa dana des tuuti ci ñi déglu bu fekkee am nañ question yu war a ñëw léegi xam naa dama lay laaj ci fii ñu toll nii nga xam ne ñu nekk ci jamonoy mbas mi muy Covid 19 depuis bi mu duggee ci réew mi depuis 2 mars premier cas Sénégal biñ defee déconfinement bi indi na cas yi ñi ne yokku na ñi ne yokkuwut population yi. daanaka dañoo désintéressé wu ci affaire bi parce que daanaka ñu bari ñi gëm nañ ñi gëmuñu waaye yooyu yëpp li ma ci bëgg a laaj rek mooy état Sénégal politique bi nga xam ne def na ko ci Covid 19 bi ndax jàpp nga ne politique bu baax la au niveau local it ñi nga xam ne ñoo yore foofu noonu mairie bi ndax gis ngeen seen taxawaay ci wàllu Covid bi. moo xam ci ay matuwaay la moo xam dimbal la moo xam ci wàllu kër docteur yi ak la ca aju lépp ci taxawaay bi ndax maire yi def nañ ci seen wàll ci côté boobu noonu ci sa gis-gis. waaw maa ngi ñëwaat rek kon ci comme ça Covid 19 bi feebar bi day en tout cas état bi ni ñu déparé woon vraiment man rafetlu woon naa ko bu baax. parce que bi mu jëlee vraiment affaire bi jógee te bëgg lëmbe àdduna teel nañu jóg teel nañu jël seeni précaution wax dëgg man dama tàcc woon ci début bi mais finalement fi mu toll nii yaa am na cacophonie boo xam ne bii nit ñi man gëm naa man personnellement gëm naa mais nit ñi ñëpp añu dut te li indi dut bi mooy très mauvaise communication bi état bi c'est 0 0 0 0 parce que état war na normalement cas bu dem nii suñu demee ba ci communiquer ñu mën a xam loo xam ne nii mën a wax loo xam ne nii nit ñi dinañu mën gëm leen dimbale ci jox exemple mooy tey par exemple Touba xam nga man dama confiné wu au niveau de Touba fii la confinement bi fii la ma fekk sama kër bi nekk fii mais li ngay gis suñuy joxee résultats yi da ngay jéggi ne Colobane benn cas HLM ñaari cas fii maanaam Dakar daal mënuñu fi lim 20 cas ci biir Dakar mais par quartier lañ ko jël daal ne Touba 4 wala Touba 5 wala Touba 4 alors que Touba dafa amee quartier toll ni Dakar pour quelle raison dañ ko spécifier daal di ne Ndaamaatu lii moo fa nekk Sora lii moo fa nekk Daaru Marnaan lii moo fa am daal di koy mën lifin su ko nit ñi est-ce que loolu mais dañuy xëy rek ne Touba 4 bu ko defee waa Ndaamaatu yaakaar ne waa Sora la waa Sora yaakaar ne Daaru Salaam la waa Daaru Salaam yaakaar ne Touba Fall la kenn fan ma ne la kenn lu xam fan la te mënoo dox man maa ngi Touba pendant 3 mois mais pour nga dox ba gis rek benn nit wala ci quartier mu ne man gis naa ko mu dal wala dëgg bi ma demoon kooku looloo ko dalal yàlla xam na ni musu ko gis te maa ngi fi depuis 4 mois te toogu ma te ko am information laa fi ba nekk nag fii ci Touba xam nga yu mel noonu moom mooy du teloo nit ñi parce que l'État communique très mal parce que am na ci loo xam ne ni bu amee ba mais da nga koy wane ba pare joxe ci ay résultats joxe ci ay preuve de ñu xam ne kat fii kat am na fii te lii c'est réalité mais jusqu'à fii ñu koy waxee nii kenn koo xam ne kii mën na la ne kër gii fi la amoon amul man maa la wax lii donc xam nga mauvaise communication bon quant à fële la ba xaaral ma ñëw. sëñ bi ñoo ngi lay siyaar bu baax te la nuyu di nuyu waa Kër Samba Gaye yëpp te it di sawar lool ci question yi ma posé parce que itam suñu waxee lépp neex rek parfois nga posé nii ay questions yoo xam ne yi dina tax ñu mën a xam exactement yan mu gën a leeral daal xam nga da nga wax ni yéen waa Kër Samba Gaye
mais Kër Samba Gaye bokk nañu Kër Samba Gaye ku leen jox ndox de un Kër Samba Gaye Yacine Ndiaye bi nga xam ne mooy jiite woon jigéen ñi pourtant machine wal boobu nga xam ne dañu ko defaral fa muy nekk ak yëpp man maa ko defar ba 93 millions yooyu ngay ma lay wax ne la des def 93 millions yi des pour yaakaar ne xaalis day ñëw rek wala da nga lijjanti xaalis rek immédiatement nga mën ko dépenser dama la wax ci sama biir wax naa leen ne ñun mësuñu mën a def benn programme ci àdduna te dañuy def lancer appel d'offre bi may génn foofu 93 millions yi 38 millions dem na fi booba maanaam 38 millions yoo xam ni yi lancé nañ ci lancé nañu appel d'offre pour ndox te Kër Samba ci la bokkoon bañ naa ko bi ma jeexalee sax bi ma sama mandat jeexee Lambaye te projet Kër Samba Gaye bi ak mbulam bloqué wu dama dem conseil régional fa laa lijjante li kiyal sëñ bi li ñu jox sëriñu mbulam bi li ko jox ndox ak robinet ba ñu ko defal ci biir këram dama yàgg avant may dem wax naa leen ni leen wate naa ko ba noppi de xaalis baa ngi teew li ñuy xaar rek ñu lancé appel d'offre lancé nañu ko li ñuy xaar rek ñu dépouiller ko pour ñu mën a def ordre de service pour ñu liggéey ko yàlla def ñu gañe ma mais taxul ba même bi ñu ma gañee bu ma demee conseil régional immédiatement première session 4 millions laa fa lijjanti parce que sëriñ boobu mënut a ñàkk ndox mënisul mag lu toll ni jàngi astafurlah gàmmo gi ñu def foofu ñàkk ndox di fa am mën nañu yóbbu foofu mais teewul finalement avec les 38 millions là am ngeen ci ndox c'est-à-dire 93 millions booy seewi du questionner banque la mu ñuy denc waaye nag lépp loo bëgg a def di nga yor sa xaalis boo xam ne bii dans un an nga koy financé di nga yor xaalis boo xam ne bii par exemple nga war a liggéey boo xam ne bii 40 millions la xam nga dafay am avance de démarrage am boo xam ne boo nee ba ci liggéey bi am boo xam ne ba fin ba la par exemple tey bu fekkee da nga engagé benn liggéey boo xam ne 40 millions nga teg 40 millions yi bul yaakaar ne da nga koy daal di mën a teg jox sa entrepreneur déedéet avance démarrage nga koy jox 30% nga ko ciy jox su demee ba nga xam ne liggéey bi passé na 50% nga joxaat ko yeneen 40% bu ko defee mu nekk 70% bu demee ba liggéeyam noppi ba nga def sa récession nga koy soog a jox 30% loolu mooy indi cumul xaalis yi di fi des waaye bu fekkee loo xam ne def sa poche la doo seetaan sa waa kër de xiif wala ñuy mar te xaalis nekk sa nga mën daal di tëb rek daal di fay loolu moo indi 93 millions yi des foofu waaye 93 millions yi des na fa mais man li ma liggéey ci Lambaye ça fait plus de 300 millions yoon woowu donc ça coûte 100 et quelques millions affaire ndox chaque année dinaa ci def lu mat ay 30 yi 30 am na boo xam ne bi 34 millions la am na boo xam ne bi 37 millions la te bi may dem projet ma bàyyi Kër Samba Gaye bokk ceeg Mbulaw ak yooyu c'était 38 millions ak yeneen dëkk c'était 38 millions pour te dire que li ñu financé juróom ci na li nga xam ne moo fi des ci jële fi bul xool 93 millions des xoolal yow lan la Yankhoba def ci école bi lan la Yankhoba def ci ndox ainsi de suite domaine bu nekk wax naa ne fii ne 37 millions yoo xam ne jigéen ñi bénéfice Kër Samba Gaye yi bénéficié nañu ci 37 millions yi mooy wax Yacine Ndiaye bénéfice ñoom groupement bi bénéficié nañu ci 37 millions yi am ci 3 millions yi quelque yoo xam ne dañu leen ko lebal ba ci ak ñool bi ko may leen ko mën naa limal fii ay dëkk yu bari yoo xam ne bokkoon nañ ci loolu te man loolu loolu mooy problème mu bu kii waaye du question manque de compétence wala nga fi projet bii nga xam ne dafa def itam mooy ab projet da ngay gis ku koy suivre dem ba lefin su ko defee yow amatuloo prérogative maanaam amuloo baatu yoratoo baatu Lambaye yoroo cachet bu Lambaye yoroo sóoba li nga man mooy def sa passation rek nga jébbal leen ne lii kat noo ngi ci kale remplacé moo xam moo koy dox wala mu ñàkk ko dox mais man personnellement loolu moom kër bi nga xam ne nu ngoon nañu cachet bi ak sa signature yoratoo baatu Lambaye amul lenn loo ko mën a te doxal la ma mën a te mooy ci kaw ma dem cadre conseil régional nga xam ne région Diourbel gépp laa fa nekkaloon nag du question Lambaye dong wala waaye fexe naa ba am fa loo xam ne lii dama ko indi pour ñu def ci loolu rek la ma lay sant bu baax itam noonu nga def moom vraiment am na solo trop waaw sëñ bi maa ngi lay ziarat bu baax di ziar waa suñu kilifa yooyu nekk Kër Samba Gaye waa Ngayen ñi nga xam ne suñu sëriñ lañu yëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax wante itam li ma doon tontu sax xam nga dafa am lu desan xam nga kii bi question bi dafa ñëw am lifin mais soo gisee Kër Samba Gaye sax yéex a kii bi nii dafa am benn projet boo xam ne bii comme projet bi may waa Njaañ forage bi muy FIDA dañ ko ñëwoon ba foofu sonde ba def bi kii ak Kër Samba Gaye
te comme ñu ngi doon préparé pour defar benn forage au niveau de Kër Samba Gaye mën tëb a tëb anticiper di fa teel a yóbbu ndox waaye xam nga Kër Samba Gaye ni mu toll ak dayo bi mu am ak seen bés bi nga xam ne chaque année dañu koy am xam nga kooku kenn mënu ko négliger ci kon dëkk yi jëkk am ndox ci mais gars yi suda yi dañu fi ñëwoon ba natt boo ko bu fekkee ne yaa ngi def ni nga xam nga ne ñëwoon nañu foofu ba ne dañu fay def benn forage dem nañ ba foré ko sax mais malheureusement mujjul sotti ci la ñu commencé nag ñu fexe suñuy pexe rek pour que rapidement Kër Samba Gaye am ko fi waaw léegi affaire kii bi moom affaire commune bi moom xam nga politique suñu Abdoulaye Wade bi nga xam ne mooy suñu liit suñuy yor dafa wax ne faut jamais dire jamais bul wax jamais mukk maanaam du ma def nangam pour que waaye en tout cas pour fii toll nii sama xel moom nekku ci de pour le moment li ma xalaat kay mooy xale yu ki nga xam ne dañuy soog di jóg te bëgg a dem te lu mag man gu ne ko dàq suñu leen mënee gunge ñu gunge leen waaw mbir nag ndax damay bañ ne yaa ngi ko ma ne na du ma nekk candidat ëllëg ma nekk candidat wala ma ne damay doon candidat ëllëg ma bañ a présenté wu waaye fii ma toll tey jii nii sama xel nekkul ci jël yëfin bi parce que xale itam ñu ngi taxaw ci bunt bi te itam ñu may la lépp nga jël lépp daal man rafetlu ma ko ci politique waaye nag léeg-léegi di nga egg foo xam ne fii nit ñi dañu la pousser d'une façon boo xam ne bii dootoo dem sax pour sa bopp mais nit ñi tax ngay dem ak ñi nga xam ne ñoo topp ci yow te xëy na bëgg wane seen man-man ci dëkk bi loolu mën naa tax sax nit mu pousser ko ba mu dugg ci lu mel noonu waaye fi ma toll nekk nii Daaru Salaam wax dëgg yàlla ni may nekk nii daal wàññiwul dara daal wax dëgg ndax it li may am ak néew xeebuma ko te maa ngi koy bokk ak sama njaboot te it souci yu baree bari ak wax yu baree bari ak coow yeeg xaste yeeg dëkkari ci néeg yu dëkkul yeeg ak léeg-léeg sax nit di dikk di wax ci keneen loo xam ne lu la neexut la te doo ko mën a noppiloo ndax politique loolu lépp dañoo ànd tax na yu si baree bari daal man ma xaw koo wàññi ndax fii ma nekk nii di gën a nekk samay tànk ci Touba daal am na lu ma fi jàngat loo xam ne li ci àdduna daal wax dëgg yàlla ami milliard te nekk ci loo xam ne lii mën nga caa lekk loo xam ne lii jaaduwul ñàkk ko te setal sa lifin daal ndax loo gis ñetti la ci mujj te ñi fi nekkoon démb ñëpp dem nañu ba jeex toogee ay Père Senghor ak ay ñoom Djibril Sène ak ay Pam Ndiame Sène ak genre yooyu fi doon politique yëpp ak booy jóob ñoom ñëpp presque dem nañu léegi deuxième vague bi ki ngi fi donc ñu rafetal rek moo tax daal mënuma wax daal ci loolu moom sincèrement mooy question bi nga xam ne mënuma ci tontu lu leer nañ moom ndax nit ku nekk moom ma sa bopp waaye fekke ci man rek la dépendre du ma présenté waat. waaw sëñ Mamadou waaw budget bi de xam naa mu ngi avoisiné ay 300 et quelques ay 200 et quelques 300 et quelques millions yooyu daal bon mais xam nga budget moom estimation la rek mun nga budgétiser te la ngay séntu doo ko am mun na yàlla def nga am ko bon quant à itam pour maanaam fonctionnement ni ngay kiyee budget bi ñu ngi koy consommer moom am na ci loo xam ne li ci yow la dépendre xam naa fonds de concours yi daal laa xam ne astafurlah fonds de dotation yi da nga daal la état bi définir parce que par exemple bu indee mën na indi parfois 12 millions lay nekk ñu def presque 3 parties yoo xam ne di day dem ci jeunesse bi ak sport lii day dem ci santé li ci dem ci affaire culture lay dem daal bu ci ne dafa am lu ñu lay sippi li dem ci jeunesse bi nag am nañ kenn ku nekk loolu yaag sa na ngay defee bon man ni ma doon defee man li jëm ci jeunesse bi mooy dama naan woo jeunes yi ñuy def benn assemblée générale def benn PV wax la ñuy defee su ko defee ñoom sax laay defal engagement ak seen PV boobu ñu dem ci réji ko mais man mosuma jël xale yi seen xaalis bon mais kenn ku nekk nag def loolu itam tax nga ne ñëpp dañuy def ko parce que itam am nañu droit ñoo xam ne ñi dañuy jëm tirer xaalis bi organiser seen benn tournoi def seen drapeau ñu ne drapeau du maire wala drapeau du président Samba Dia Birante Diop loolu lépp kenn ku ne ak sa xalaat na nga defee bon c'est-à-dire affaire mairie bi man conseil laa ci biir damay fekk réunion yi damay dem chaque fois mais xam nga fonctionnement bi ak ni muy demee da maire bi dafa am ses pouvoirs discrétionnaires de telle sorte que am na ci loo xam ne li bu koy def man mënu ma ko contrôler mënu ma ko xam parce que ñu li ñu man mooy budget bi ñu ne lii fii la jëm di fii la jëm di fii la jëm léegi nag kantaan na ma koy consommer digganteem ak trésor la mais ñun mënuñu dellu soit jëf bi xanaa mu dem ba nga xam ne mandat bi jeex na def mooy ba kii parce que maanaam mandat bi jeex ba nga xam ne at mi jeex na bala ñëwaat benn génie ko dafa ñu compte gestion li nga doon tiré fan nga ko dugal maanaam ñaata nga génn ci par rubrique chapitre bu ñuy seet la ñu fa voté woon ak lan moo ca génn ak lan moo fa des
loolu moom compte la boo xam ne dañu ko def mais itam lu mën toogee fii ba léegi compte boobu kenn defaluñu ko parce que saa yokk faak waxee ñu ne ñu ngi koy préparé Sambata Dia ba mais depuis mairie Lambaye bi temps bii ma nekk téléphone conseil bi Cheikh Ndiaye jiite nii suñu fi def compte gestion quant à appui étudiants itam bon y a des sommes yoo xam ni parce que y a participation diverse ak yeneen yoo xam ne yi ay rubriques la yoo xam ni c'est des rubriques yoo xam ne ay aide la parce que tey ji li ñuy jël tey di ko tirer di ko demee ci jàng yi c'est bon du ma nit it ak li ñuy jël di ko jàppale it ma sàmb fii wala ma dem ba fii mu sundee mais jeunes yi itam surtout les étudiants et élèves am nañu droit itam ci loolu pour man wax dëgg du c'est pas pour mettre en mal personne avec personne parce que man egg naa foo xam ne fii suñu tollu nii lépp lu may wax dama koy teg rek te yàlla tax waaye du question xeex nit wala nga fi waaye yàlla ngeen tuba Sëñ Tuubaa jàppoon naa ne man am na loo xam ne di étudiant Lambaye ñu leen ko jàppale au niveau de l'université du lu ma mën a contrôler nag parce que du loo xam ne lii man maa lu ma ñëw na maire bi kaay def nangam mais moom man nag non seulement sax en tant que maire mais en tant que directeur société sax mu ne naay appuyer parce que y a des gens yoo xam ne dañu koy def am na ñoo xam ne dañu koy def loolu moom day am waaye su ko deful itam man du ma ko ci reprocher parce que kenn ku ne am nga sa pouvoir discrétionnaire waaw mais de toute façon daal du loo xam ne lii moom lu mën a rubrique bu mu ñàkk déedéet am na rubrique boo xam ne bii mën nañ ci génne lu ñuy dimbali ko fi parce que jàng yi nga xam ne ñor na ak gars yi nga xam ne nag dañ ko sës ku ci am commune boo demee mën na la defal benn subvention boo xam ne bii c'est une seule sax nga liggéey ko kooku moom pouvoir am na si droit loolu moom mënu mu si dara mais en tout cas spécifié ñu ne lii kat ci étudiant la jëm lii kat noonu vraiment su fekkee amatul leer mën nga waxaat mën nga mu posé waat. jërëjëf Serigne Yakhouba honorable ñu ngi lay ziare di la jaajëfal vraiment kontaan nañ lool xam naa guddi na instant bi parce que waxtu wi dépassé nañ ko bu yàgg ak si ci minuit moo tax nag dañ lay daal di yeewi xam naa gars yi moom seen i commentaire dañ ko daal di mën a àggale ci groupe bi di la jaajëfal xanaa di la laaj sa kàddu gu mujj ci waxtaan wi rek bu fekkee ndénkaan looy jëmee ci rawatina groupe bii nga xam ne moom la ñuy wax Salam Lambaye ay ndaw rek taxawal ko mais it seen combat weesuwut la nekkoon sa combat rek mooy nekk seen combat kon du ñàkk nga am ay conseil wala ndénkaan yoo koy jëmee ci ñoom ak tamit loo jëmee ci waa Lambaye yépp daal baax na ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal guddi gi jàmm di ñaanal suñu borom defal la tawféex yokk fan wi ba nga fekkee njëriñal ngode yépp jërëjëf naa di nuyu ak a jaajëfal mboolem ñi nga xam ne dam nañ ci émission bi moo xam participer nañ ci wala déglu nañ ko ñëpp ñu ngi leen di ziar leen jaajëfal ku ci mel ni Serigne Gueye ñu ngi koy ziare bu baax di ko jaajëfal di ziare sëñ Mamadou Ndiaye bokk ci comité communication bi moom tamit ak soxna Nday Jaam ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di ziare di leen jaajëfal ci ànd gi ñu ànd ak ñun liggéey bi di leen jaajëfal leen wax ne noonu la rek nañ ànd ñun ñëpp rek def dina baax incha allah di jaajëfal sunu président sëñ Xaadim ci disponibilité am ak njàmbaaram moom tamit kenn mënu koo ñàkk a jaajëfal xam naa sëñ Yakhouba ñu ngi lay sant ci turam moom tamit xam naa du jomb mu ñëw jàll ci kàddoom kon xam naa dañuy daal di yemale foofu waxtaan wi rek gannaaw bu sëñ Yakhouba defee ay kàddoom yu mujj ba pare rek di ziar ñëpp leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw kon maa ngi wax rek comme ni ko Ibrahima Khalil vraiment moom itam il a fait un excellent travail ni mu ko waxee rek ci sa kàddu gu mujj mooy di leen sant yéen ñëpp vraiment di leen féliciter te it lii am na solo ndax ay ndaw yoo xam ne dañoo boole bokk bëgg-bëgg te bëgg-bëgg bépp di seen dëkk ñi fa nekk bitim réew ñi nekk ci biir réew mi fu ci waaye mën a nekk tey nga fab sa xol ak sa xel ak sa xalaat jël ko ba créer mouvement bu toll nii nga xam ne xool naa li ci nekk ci ay nit mu di téeméer te nangam wax dëgg yàlla loolu moom am na solo trop maa ngi leen ci féliciter bu baax di leen encourager te xam ne nii rek la lu baax daal képp ko bëgg di nga ko am. vraiment itam may nuyu bu baax nag itam ñi nga xam ne ndax ñëpp jàpp ma seen tur mais daal vraiment maa ngi nuyu Serigne Ngaye Kër Samba ak yi mujj a wax nit de Kër Samba Gaye ndax waa Kër Samba Gaye wax dëgg yàlla ñoom it nit ñu baax la ñoo xam ne ñi itam ànd na ma ak ñoom ndax Modou Gaye ak sama bàyyi bu Ndiaye ñoom laa fa àndal ci liggéey boo xam ne bi ñàkk ay wax dëgg di dëkk yëpp nag dëkk bu ci nekk rek am naa fa ay wóolëre am naa fa ñu ma séqanteel ñoo xam ne ñii wax dëgg
ba suñu jon lay tey sax ñu ma jàpp kon nag man Lambaye mënu ma leen bañ mu bëgg rek laa leen mën a def tey fekk maa ngi dund insha allahu rabbi toujours maa ngi présent rek pour Lambaye waaye di leen wax ne àdduna dara jaratu yàkkamti li nga xam ne moo la digal xale yi te fa waay nekk ci àdduna na nga góorgóorlu na nga liggéey te bul ko yàq loolu beneen domaine la boo xam ne bi du politique du dara waaye doxalinu àdduna képp koo xam ne kii liggéey nga te yàqoo ko di nga egg moment boo xam ne bii téeméer boo dencee dina doon million donte da nga am ñetti mètre yooyu dina mujj mën laa yor li may wax nag lu ma dund rek la moo tax ma koy digal xale bu may digal daal li nga xam ne moom laa lay jëkk digal dinaa leen ne sangu ne loo mën a liggéey na nga ko liggéey waaye bul ko yàq mukk ci àdduna parce que loo am sangu ne ba denc ko boo doonee mag day yàlla da koy ful ba mu doon téeméer am njariñ lool ndax ñi nga xam ne tey jii dañoo dëkkan am na jamono yoo xam ne yi géejawaay daanaka am na ñu ko bëggul sax waaye ñi amoon géejawaay tey ay millions ca la ñu toog Kër Massar am na jamono yoo xam ne gii ay 150 000 koo wax mu ne Kër Massar foofu daal dafa doo joonu ci néeg ba tey jii ñi fa dëkk tey ñu ngi fi ci maanaam dama joxe misaal mais ci leneen lu mën a doon ci àdduna dëkk ba nga dëkk sax soo fa amoon tey jii ab terrain ba dëkk ci 10 ans après sa terrain boobu lañ ko amee woon di nga ci am te kon nag moo tax ma ne leen nit ku ne na liggéey te bu mu ko yàq ci domaine bu mën a doon ci àdduna na ngeen góorgóorlu te it bañ a yàq li ngeen di liggéey te it képp koo xam ne ki yaa ngi liggéey na nga si boori jaamu yàlla politicien laa nag waaye dama leen wax rek li jëriñ nit jaamu yàlla ndax dina barkeelu liggéey te it kenn xamul kañ lay doon moo tax lu waay di liggéey na nga ci sàmm sa diggante ak yàlla soo ko defee yàlla mën na caa defal barkeel loolu daal mooy li nga xam ni maa ngi leen koy yabe di féliciter encore une fois Ndeye Thiam wax dëgg yàlla barki démb wax yar ak teggin en tant que membre communication Ibrahima Khalil vraiment yow vraiment tu chapeau daal li que le Xaadim wax léegi ne chapeau daal mais daal modération bi daal am na solo trop di leen ñaanal jàmm yi ñëpp ak xéwal te it kenn ku ci nekk rek may saafonte yow di la jox sama loxo te xam la ne man yaa ngi xobu mii nga gis ma ak nga ñàkk maa gis jàppal ne def naa la ni sama bopp comme ni ma ko defee ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suñu borom daal barkeelal groupe bi li ngeen ciy niise rek li ngeen ci yéene li ngeen ci bëgg léegi yàlla suñu borom mën na ko mën na sax lu ci kawee seen njort ba yàlla def ko muy njariñul Lambaye yëpp nag Xaadim maa ngi lay sant bu baax di la gërëm bala may coupe li fi nag dafa am sama borom bu ne ci biir mu Ibrahima Ndiaye Italie day sama mbokk sama nijaay jur ko mu baax lool ci man doon nit ku baax doon nit koo xam ne kii ku lislaame te it suñu jaxasoo lool kon maa ngi koy nuyu maa ngi koy jox wàccukaayam maa ngi koy jox cëram ndax kat sama doomu nijaay la waaye nag surtout Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane la kon kilifa laa ko def ñaari yoon kon yal na yàlla moom itam jëgal tànkam jàppale ko daal sàmmal ko bu baax a baax ak sama groupe bi dal naa sama xel da cee dal bu baax ndax ñi ma ci xam ak ñi kenn ku ci ne nitu qualité nga muy Xaadim Ndiaye moom mu dëkk Lambaye di Serigne Ibrahima Ndiaye mii ba ci Xaadim daaru gii ak mboolem ñi nga xam ne man dama leen di xam te nga xam xool leen di leen ci affaire bi yàlla xam na ne ñi ma ci xam ne ay niti qualité ñi am positif moo tax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suñu borom daal yàlla nañu ci defal ñëpp jàmm defal ñu xewal defal ñu ngëneel merci beaucoup